GFM ñu ngi am mbégte ak kontaan di la teel ci invité du jour. man la Bara Sall nekk fonctionnaire ci nettoiement mbalit fii ci Sénégal. alors monsieur Sall temps yii dafa mel ni da ngeen am problème de dette avec l'État est-ce que rapidement mun nga def jeunesse seen problème la. waaw kooku c'est vrai vraiment am nañu ay problème de recouvrement avec l'État ci kër l'État parce que ñoom ñoo ñu liggéeyloo fi mu ne toll woon nañ suñ juróom-benn weer ñu kenn fayul ba dugg na si juróom-ñaari weer fan yi ci gën a ban arrêté woon liggéey bi mais daal ministre bi wax ministre du budget d'abord moom sax moom ci ministre des finances ñu doon ci biir wax ba léegi dañoo bëgg ñu dimbali leen ñoom ñu jox ñu yore lu 1 milliard 500 mille 500 mille moom UGD wax ni moom dafa am lu mu lebal moom ci la koy dugal bu loolu passé temps yi man maa ngi woon Touba ñu wax ni leen ñu fay nañu 1 mois léegi daal ñu ñaan ci loolu ñu waxam ñu ñaan ba date bi ñu wax sax passé parce que vendredi la waxam ni vendredi des na mu la 3 milliards actuellement nag jox nañu ay chèque 1 mois ci 6 mois yi daal chèque 1 mois lan la jox pour le moment man nag maa ngi leen door a ñëw réunion bu nu pour évaluer mais comme ni ñu waxante la ñoom rek date ba mu wax ne moom dañuy wéeree les 3 milliards moom dépassé na parce que c'était le vendredi passé. maintenant je ne sais pas comment ça s'est passé ba affaire bi yëpp tegu ko nii. waaw affaire bi moom vraiment fi mu jaar rek mooy comme li ma leen daan faral di wax en réunion nee naa leen toujours mën leen mbalit amul prix. mbalit est un coût. xam nga un coût nag par rapport ak jëfee la ñëwee rek loolu la coût bay toll. parce que mbalit ku ne xam na ni chaque jour day yokk population day gën a yokk mbalit bi day gën a bari ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba parce que bu ñu toogee ba budget mbalit mi ñu toll 6 mois jàll léegi ñu arriéré 6 mois cela veut dire que budget ba jeex na xaalis ba amoon ñoom jeex na kon nag loolu wane na ni xaalis bi ñu alloué mbalit mi jigéen la doy sax te aussi liggéey bi dafa gën a bari parce que bu njëkk état mi ngi daan gérer mu njëkk rek région de Dakar mais léegi day gérer Sénégal yëpp dans toutes les communes du Sénégal fii ne dafay intervenir tooloon ñu koy def ñun concessionnaire yi ba pare aussi tamit am na ci loo xam ne vraiment dafa mel ni ñun concessionnaire yi daal dafa ñuy suñu liggéey dañ ko nawloon te bu taxawee benn jour rek Sénégal yi ñu taxaw noonu xam nga kuy liggéey yor matériel boo xam ni gasoil moo koy dox ay pour ak yeneen ay détails yoo xam ni waxuma gasoil mais détails yi ngay def ci biir moo ëpp fuuf gasoil te nit ñi xamuñu ko parce que yoonu Mbëbës ku ne xam ne ni mel Mbëbës oto foo dem une semaine rek boo ñëwee kër wi wala nga beneen femme te ay dépenses la yoo xam ni ngay ñefe nag lépp ci banque yi ba sonn lépp ci fournisseurs yi lebal tout cela ba nga dem ba 6 mois mënatoo dem ñun sax ñun gërëm ñun dañoo mënatul a dem parce que ku ne xam ne nag ku yor matériel bu toll noonu di liggéey ci mbalit pendant 6 mois kenn joxu la dërëm ngay lijjanti vraiment ñun danoo dem ba suñu banque dañoo ruusi jàkkaarloo ñoom ñu ni gérer loolu nekk na loo xam ni moo tax ñu ne loolu mënatul a jàll fii ne moom liggéey moom commencé noonu nag nii rek parce que ñoo ko ñor parce que ay patriotes la noonu ay sénégalais lañu te bëgg na aussi lii ñuy def neexulu bu nu ñaan defee nag dañ def tout nag pour def ko rek takk suñu bopp mais mënunoo dem parce que lii ñu toll fii tamit bu fekkante ni foofu la yem wala defuñu lan wax tôt ou tard dañuy taxaw c'est sûr. mais problème Mbëbës tamit yéen concessionnaire yi est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps gars yi wutal leen ko. non Mbëbës ni ko état yor dafa baaxul ñu jàngal ko wax xam nga ñoom état Sénégal dafa mel ni dafa xeeb ay nationaux ci bopp ñun li ñuy liggéey parce que ñun concessionnaire yi man dama wax man rek 83 ba léegi maa ngi ci mbale jaar naa ci soit siyaas ba siyaas depuis 95 bi ñuy kenn ku ne yaa ngi société liggéey ci mbale ba pare ñun concessionnaire yaa tout ay ingénieurs ñoo xam ne mbale képp lañ jaar ay mbalit lay jaar ay ñu am ay doctorat ci affaire mbalit ñëpp ñu ngi ci biir nekk ay nationaux mais ñoom dañu defe ne daal lu ñu war a def fii ci Sénégal ci affaire mbalit dañoo war a wuti étranger te ñun demandé wuñu dara ñun lu ñu demandé mooy nan na ko jox si yéen ay contrat yu valable jeex na ñun laaj ñu leen kër bu dee matal ñoo ko wul suñu bopp bu dee loolu ñoo ko wul waaye kooku koy wax dëgg neex naa liggéey mais ji nga bi siyaas tasee pour indi ama fay ko ay milliards yu jeex teg ku ñëw ñu ngay sous-traité waat ku ñëw dañ la jox ay milliards techniciens yi fii lay jóge ñaari tubaab la ñu indi wala ñetti tubaab ñuy suturi jeex na mais technicien fii lay jóge maanaam ñi nga xam ñoo nekk ci terrain fii lay jóge matériel lépp fii lay jóge kon nag loolu il est temps yàgg nañ ko waxati ko il est temps ñu wóolu nationaux yi il est temps parce que
kon fi man étranger bu ñu fa mën a indi ci tonne mbalit tuur yi rek te ñun dépassé ñu tonne mbalit tuur yi ci nga bëgg beneen affaire la war a doon parce que nag adduna bi day dox adduna bu dee dox da ngaa war a dox ànd ak adduna bi mbalit fi mu ne jaadootul mu nekk loo xam ne da ngay tonne tuur yi lakk non dépassé na foofu mbalit das ko war a exploiter xool ko génne njëriñ la ca biir te yooyu yëpp vraiment ñun am capacité bi bu dee ay partenaires ñu ne ndax moom ay partenaires fu parce que ay privé la comme yeneen partenaires yi kon donc vraiment gis naa ni comme ni nga wax ci mbëbës moom baaxul tey baaxul bëccëg parce que tonne tuur yi bi sax ay difficultés yu mag la parce que amul yoon bu baax léeg-léeg ñu toog ba rek day jël benn conteneur ñu raakele ko defal sotti garawaat commencé waat dem du am sax 3 mois 4 mois mel na mel loolu nekk na loo xam ne lu jàll kon nag man li may wax Sénégal bal dañ cee war a xoolaat bu baax a baax ñu koy dogalee te aussi ñu wóolu seen nationaux yi nañ wóolu Sénégalais yi parce que bu méttee bi nekk Sénégalais yi la muy gis tubaab bu fi indi dara Sénégal ñoo am seen matériel ñoo am capacité ñoo am intellectuellement ci mbal ñoo ko am mais ñeneen ñi xaaj dañuy wut si bu milliards yi dem seen bàyyi waat bi ñu nekk loolu daal vraiment ñun mënul naqar ñu conseil parce que nag attention ay Sénégal te ñàkkuñu justice nag ci mbali ñàkkuñu justice ci lu mbali waxuma la mbali. Sur le plan de la santé yan mesures ngeen jël par rapport ak seen employés yi jànkuwante produit bi directement en termes de matériel. waaw maanaam ci affaire emploi xam nga ñun employé ñun actuellement li nga xam moom la ñuy liggéey ak état moom moo yore employé ñoom ñuy wax les techniciens de surface ñoom à travers UGG ñun ñoo leen di gérer ñun léegi li ñuy def dañ leen di indi matériel rek bu leen indi matériel ñoom nag ñooy fournir personne bi nga xam ni ñooy ànd ci oto yi mais nag ñooñee sax ñooñee nga xam ne ñoom vraiment ñu tënk ay techniciens de surface ñooñu sax vraiment ñoom la téye ba leen wala téye mun leen ko parce que ci wàllu santé boobu vraiment ñoom toujours ay risques la ñuy def parce que tamit ñun xam nañu loolu naka la demee parce que jàpp bi leen war a jàpp traité bi leen war a traité dëgg pour assurer seen santé comme ni nga wax ak seen sécurité ak des na lu bari ñun am nañu personnel naam mais suñu personnel suñu entreprise la ne ñun en matière dañuy am ay chauffeur am ay administratif am ay mécanique ak yeneen yi nga xam ne suñu entreprise bopp lay doon nga xam ñoo yor suñu entité action leen ci màcc mais màcc ñi nga xam ñooy liggéey ci biir mbalit mi exactement loolu ay benn structure la boo xam ne UGG moom la doon moom moo yor ay employés ñoom bu ñu ko joxe ay oto moom ñu dugal ci ay employés mais ñu ne am na ay employés yoo xam ne ci suñu garage ak kees yi nga xam ñoo ko fa posé ñu dugal ñu ko ñooñu tamit suñu nit ñoo fay nekk wante li ci ëpp solo daal mooy technique de surveillance yi ñoom UGG ñoo leen yor te aussi comme li nga wax seen vraiment seen comportement ci li nga xam ni moom assurer seen santé dëgg ak li mu war a àndal vraiment j'ai vu après bu ma xoolee sama diagnostic ak sama xool gis naa ni des na lu bare parce que nee naa la jaar naa soit bi jaar naa science doo la ñëw fii. donc actuellement nii yéen c'est pas parce que da ngeen bëgg a dem grève c'est parce que vous n'avez plus le moyen de fonctionner. exactement ay moyens fi ni ci boobu mais sëñ bi da ngay liggéey bi ngay liggéey tey ku toogoon 6 mois fayu la dina doy waar te yow xañ na sa xam-xam nga yore ak sa doole mais ñun nag dañ cee boole xam-xam bi ak doole ak matériel bi ak li génne xaalis def ci matériel bi nga toog 6 mois mën na suñ banque yi fi mu ne ndax nee naa la léegi suñ banque yi am na ñoo xam ne seen banque yi rusate leen dañ leen di woo sax ba léegi mënatuñoo décrocher seen téléphone ak suñ fournisseur mais nee naa la ay pneu lay am ay moteur ak yeneen ay nit ñu koy jox mu nekk ay millions yu jeex kenn ku ne da ngaa endetté ba àgg fii te nag comme 1 mois bii ñu jox kenn ku ne la ñu wax boo ko dugal sax mais day seey lan ngay defar nga ñaata dañ ñu defal benn découverte rek parce que par ñu fii la ñu ci découverte luy liggéey da ngay dem ci banque boo amee dara nga def ko ca waxtaan ak ñu defal ak découverte loolu tamit metti na gëreewul danoo mënatu la dem lii nag semaine bii bu jeexee tamit den waxtaan nag te ñoom dañu waxan defuñu ko fan delluwaat dañuy delluwaat parce que mënatuñu parce que damay profiter ci occasion bi toujours ma koy wax de lancer appel le président de la République du Sénégal parce que moo ne émergent te émergent mën la am mukk te wér-gu-yaram amul wér-gu-yaram mën am mukk tamit di setuñu te set tax lu koy indi bale da koy indi te ñoo koy jël kon nag pour émergence am obligatoirement danoo war a xool li liggéey bale ni vraiment teg leen foo xam ne fa am solo la dina fay li ñuy liggéey ba pare ñu fonk mbali mi loolu nag day lancer président parce que date bii
ay 6 mois sans paiement mu nekk ay milliards ko kenn mënu ko du ministre du président moo ko mën a lijjanti parce que budget bi passé na beneen budget bi bees bi ñëwul te fii bu ñu xaaree budget bu ñu wutee budget balaa budget bi au minimum bala moo nekk en place pour ñu mën a jot xaaj mois de février de mars lay doon mais kooku kenn mënu koo xaar kon nag président moo mën a jóg xam ne mbalit bi baaxul ci réew baaxul ci régime baaxul ci dara kon nag dañ koy lancer appel le président Macky Sall son excellence mu jóg taxaw vraiment fexe lijjanti suñu naaj ñu fay ni ko ndax mbalit mi ndax liggéey bi teguwaat ci yoon ba pare gisee na nag ministre gisee na nag waaye UCG ñëpp gisee na mais xam naa ni seen possibilité duñ ko wax mais seen possibilité jeex na kon nag le président ba pare problème mu mbalit mi tamit président daa war a recevoir acteurs yi ñu wax ko exactement moo xam ne nekk si mbalit wax ko fu ñu jëm parce que am na loo xam ne nag ñu nekk ca biir ñoo ko mën a xam muy les fonctionnaires les travailleurs ak yeneen acteurs yi nga xam ñoo bokk ci mbalit ñu ne ñoo ngi koy lancer aussi nañu recevoir yoo xam moom parce que liggéeyu mbalit du xaalis bi rek am na yeneen nekk ci biir yoo xam ne loolu tant que réglé wuñ ko définitivement ëllëg ngi lay dem. donc jërëjëf monsieur Sarr. ñu ngi rappelé naa la kon tey suñu invité UGF Grande Moulation. Merci.